dëkk bi dikk leen lekk. bëggëj bu neex a neex laa defar bu am kànja am netitu. nit ak lu mu xam. démb laa toggoon pepesu bu jën bi du pepesu de dafa xala mel ni yaasa ko dafa am diw waaye diw bi bëriwul. njaayeen du ngeen dikk lekk jën ak bëggëj ak ñànkatan. oh no daale naa suma jën yi ma naan jën suma diw yi ma jëran sale ba mu baax mu teg ko fële mu xawal ma def lu may def baax. téléphone bi ay na muy caaj. palaat bi caméra bi la bu réewul noonu de caméra bi nu mu ko tiim la caméra bi dafa juutu nii palaat bi réew caméra bi la réew ba ëpp normal palaat la rek caméra bi dafa xala def nii moo tax waaye ni ma leen di tàppate vidéo bi de yéen a ngi koy dégg wala amee yéen a ngi gis vidéo bi su ngeen a tàppate wul rek wala lan. lekk ci vidéo bi tam fay métti seen bopp ci li ngeen di xaaye la bokk waaye du ngeen di xaaye yu bon yi ñuy def jigéen ak gune góor ñi sëy di njaaloo yeneen ak yeneen loolu du ngeen koy xaaye rek askan bi ni ñuy programmer jigéen pour bu mu gëm boppam ba tax jigéen ñi màgg di toroxal seen bopp ku ne ñu tëdd xeesal dóor xale wuti sëriñ bu la sëriñ bay tëddoo sa nga ne pat jox jigéeni askan mi nga xam ne ñoom ñu ngi ëlbatiku nekk seen ennemi bopp ngir métit bi ñu dund ngir li ngeen di programme askan bi ñuy dóor jigéen di tuuti jigéen ak xale muy góor wala jigéen. nit ñi màgg nekk seen ennemi bopp loolu waral nguur gu bon gi waral niw yi nit ñi dee ci géej géej yépp ñàkk gëm sa bopp moo ko waral. nit ñi gëmuñ seen bopp moo tax ñu fooguñ ne danañ mën a barke Afrique moo tax ñuy sëy kuñ bëggul ñëw Europe wala dee ci géej gi loolu du ngeen koy xaaye de doo ko koy promote ngeen tàppate maasi Modou Fall yeeg yeneen nit ñi am kàddu ci askan bi war a wax te duñu wax ngeen tàppate leen waxi laalante yeeg lu ne ngeen tàppate ku ñëw di promote suñ cosaan dañuy fàttali cosaan di lekkee loxo du ngeen ko tàppate seen yur gi metti ngeen mer ba di xas borom dem ca waxi laalante di tàppate dem ca saagande yee di tàppate dem ca nit ñee kaani ñe ba ñu xaru ngeen tàppate dem ca kilifa yi nga xam ne wala sookool kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci kaw maa di maasi Modou Fall ak keneen te war a wax dëgg pour ñu am jàmm te duñ ko def kuñ gis ne la takkal jabar takkal ñaareel nanga ngeen tàppate surtout góor ñu dund métit yi te bañ Afrique te bañ ñetti Afrique
basaab bu tax ta neex laa defar ba xam netitu xam kànja te xobi basaab baax si yaram ba jéggi rew ak kànja gi yéen ngeen ne netitu sax fa baax si yaram netitu ku koy lekk du xam cancer netitu ak kànja boo koy lekk saa yu ne du xam cancer bu ci yàlla àndee ngeen di réegu ku ne ngeen laalante woy mu ngi rot sama kaw aka di promote jigéen ñi gune yi jooy allo ni ngeen koy promoter mooy du ngeen ci waxta ku ci wax ngeen di ko xas aka di ko def ngay xam càmmiñ joo xam ne fay jooloo jabaram nga di ko dimbali ca jooya di xas jabaram di ko jëw instead nga xas càmmiñ ba ne ko mu def boppam nit ngay xam càmmiñ bu xam jànq nga di ko dimbali ca jànq ya muy gën a xam jànq instead nga xas ko ne ko nga xam jabar you do not seem to have a variety of topics, same issues. Yes, I choose to talk about that all the time. That's our main enemy. The way Africa is programming women and children like they're nothing. Why you don't want me to talk about that? Are you like that? Or are you one of those women that hate themselves and don't care about the other women and children? Or are you a man that like to promote that because you're sick and traumatized? Because you've been through it yourself, people neglect you and beat you and torture you when you're young. So you don't know your worth and you refuse to know women and children worth. Sick and traumatized. Are you like that? Why you don't like it? I talk about that all the time. Go and find somebody else to talk about something else. Tàppate leen kooku mu ne man saa yu ne loolu laay wax duma ciy sonn ci góor ñi laay nag askan bi you know by the way fay fen du may wax loolu saa yu ne bot yeah danaa koy wax lu bari kay moom bëggul lool xaw ñu saf kaane te neex ma war na xam beneen li moom yokk ko ci nag moom ci boppam su melut noonu bu dee jigéen la bàyyi kaane gi non kon nga xam ne tàppate leen vidéo bi rek benn nit pette ko séddoo but it's fine ba tey du tere ma wax li may wax moom ci boppam su fekkee ne góor la te melut noonu lu tax muy wax loolu su fekkee jigéen la fa soxot ta bañ jigéen ak gune te bëgg loolu continuer gis na li may wax booy jën wa ñorut lu ko yàkkante ñor na waaye ñorut bu baax ba tey naa ko lekk nu saamoon bu ñor nga koy lekk xam nga jën bi lu tax ñorut bu baax jëni tubaab yi saamoon sootul ma koy bàyyi ba afta ma tàngal ko ngoonee ma tàngalaat ko lekk gën koo ñoral xam nga tax ñorut bu baax maa jënd ci jën yi benn ma ko gisi sama maquette bi démb bu ma jàngee wàcc gis ko Maurice ñu di ko wanteer ma jënd si benn buñ daggate nii the salmon is not too cooked but I don't care I'm gonna eat it like that people eat raw salmon it's fine you can't feel that it's not too cooked when you're eating it you know why that particular one is not too cooked it's because I cooked this food yesterday but I
I did not eat the yesterday one with rice. I ate it with quinoa. So I wanted to wait till today. I'll make rice and I'll film it. It doesn't have all of this. It was just the sauce and the quinoa. But the fish I used was not much. So it's this amount left from the yesterday one and the small amount that I just ate. So I decided to put some of it to kind of like steam it, one piece, to steam it and add it to the yesterday one. But I steam it really quick. I was hungry, so I didn't wait for a long time. I don't care. You see, the moment I finish the video, I run to the kitchen and to make the food. Because when I'm eating rice, I don't like to eat it late. It's heavy. I want to eat it now and done with it. So I thought it was cooked, but it's not. It's cooked, but it's not all cooked properly. But who cares? It still tastes good. But tapote, wow. So this particular one only. Képp kuy seetaan te mu ne du tapote vidéo bi ngir nangam taanam wi métti bu may seetaan waaye fay seetaan by force mu ne fay yàq suma page bee ma ndooyaan fay koñe suma page bee ma ndooyaan te suma page bi nga xam ne fa ñëw pour comédie ak pour nit ñi xeexu ak ma jaay sama bagage yi surtout nit ñi génnee fi ñu teg jigéen ak gune ak sëy yu bon yi may xeex xam ngeen ko rek ngeen ne loolu kenn du ko xeex ku koy xeex ngeen di ko xeex képp ku ñëw suma page bi di ma tooñ di ma xeex te suma sañoon nga bolog ma lépp loo xéene suma page bi lu bon xen naa la ko delloo naa la ko ma nit ni nga xéene suma page bi mu toog ci ron nii bu mu dem fen delloo naa la sa énergie boobu na la topp nga di ko ñag-ñagee di wéy suma page bi du wut man su xamee million sauf bi yow bu ko xamut du tere ma xam lu ma war a xam si àdduna li ngeen di soxot te dundu métti te mun a protect lu bon mais wu ci jën yoo ma paree tàngalaa ko su ma xiifaateel tàngalaa ko lekk ko ngoon ñor na ba ñor bu baax it's like it's fine yeah it's fine. I'm not gonna eat it again. I better eat it now. It's fine. People eat raw salmon. I saw them and this doesn't even taste raw. All the effing haters that are gonna say that it's not cooked, they're effing lying. What happened? ñaar nit ñi doon it thank you. góor ñu traumatisé yi te dundu métit te duñ support jigéen pardon fuñ toll di koñe jigéen ak a defanteeg moom ba pare di yuus jigéen pour jigéen ja togg ceeb ñu lekk lii fa baax si yaram ak di ko yuus pour kawlal kawlal sax buñ ko seqoo jigéen duñ seet lu neex jigéen ja lu leen neex rek lañuy seet fañ dund métit te bon te bañ jigéen xaw yax bi yax bi suma noonu yi la bokk fa doon làq ko ci lekk gi fii la may fekk nag yàllaa ma wax sax ne naa jóor tib bi gis ko mënoon naa koo lankaale rek kono ni duma wàññi dara bo The bones are doing all they can to finish me. Oh my God, just give up. You can't finish me. I've been eating you guys all my life since Gambia. I know how to deal with you, so give up. Thank you very much.
All of these bones are trying to kill me. Oh my god, it's so chilly and nice. góor ñi dund métti ñi te confis duñ tàppate de bu doon waxee laalante nag ñu ngi jàmb seen bopp yi tàppate di cot-coti ni béy yu si butu kaane gi barki yàlla teemee warga maanaam mu warga waroon naa am jëkkër de mu ngi taw konoon sama paree teel a sangu te tëddi tàkku saan rek ma tëddi suma noonu nañu kontaan sumay waxloo suma wax naa waroon naa am jëkkër ba def naa nga waaw moo tax doo am jëkkër ni nga mel la why I'm saying it's raining. I was supposed to have a husband now because when it's raining I always think of, oh, I wish I have a man, because when it's raining I always link the two, like a rain and a romantic situation with a man. I don't know why, but I always like a rain with a romantic situation with a man. So I'm saying it's raining. If I was married now, I would just go to bed early, like 5 o'clock. I would just shower and go to bed. And then I'm like, my haters are going to be so happy that I'm not married. Whenever I say that, they're always like, yeah, you cannot be married because the way you are, the way you talk about the community, that's why you're not married. Oh, no. They're so evil, my haters. Acca tapote leen waa jërë ngeen jëf. Néew leen di tapote vidéo bi moo tax. kuy jaay bagage yi lekk na ñëw si man ma defal ko advertisement su may lekk. bu dee suma noonu yi dinañ tapote kay suma noonu yi bu ñuy dee sax duñ tapote lu ma def ñu ñëw waaye duñ tapote liñ ma gàddu si xàq fuñ toll di ma jëw nag. te ñoom niñ ko ma dee seen bopp taw naa fekk te xeeb suñ cosaan. te man maa loof suñ cosaan is just suñ cosaan yu bon yi ay teel a may xale wala dóor xale wala xarafal xale jigéen. wala nit ñuy jooy ci sëy nga naan no that's fine yooyu laay xeex ñàkk a jàng beeg yu bon yi boo suñ cosaan yu baax yi yëpp I love it ba ñoom bañ suñ cosaan te bañ seen bopp boo xenoo ñu ne ngaa dox booy lekkee loxo ñu ne ngaa dox ba nga waxi kaw ñu ne ngaa dox naa fekk te bañ cosaan lekk gu baax gi sax fañ koy bañ duñ lekk mbumi nebedaay mbooleem yu baax yi may jaay nii ay mbumi nebedaay ak neb-neb ak tuluku na beeg nit ak lam xam fi ne boo waxoon ne kaa ma yóbbu la restaurant yi tubaab yi bu gën a seer lii laay jël te lii tubaab yu bari boo leen ko joxee ñuy xaru xamuñ ko surtout basaab beeg netetu gi ba xam netetu tubaab yu bari dinañ ko lekk nag jën yi ak lii parce que yaasa rek la yaasa jën la waaye rànq beeg netetu beeg kànja gi fay da tax ñu seexlu ko gore nam te nga tubaab yi mën nañoo naan góor nag waaye duñ lekk li góor ñi feebar ñi ñee naan di leen jox sida loolu lañ war a seexlu waaw jërëjëf jëf yéen ñi tapote xaw loolu de xoxab limon ba lekk naa ko mu nga weex ba fa àndoon ci boo koy sotti ci basaab bi limon gi wuy tuuti mu ron xoox bi dugg si gisoon naa ko waaye mënuma koo génne ma defen ko moom laa yi noonu daj naa ko laay mokk na waaye der bi xam nga fa dëgër du nangoo mokk lii moo ne woon sama xel mi fan yi démb laa ko togg waaye basaab bi àndu ci woon démb de parce que démb lekk ma ko ak ceeb muy maalo ma ko lekkoon ak kii nu wax xama xayam ma ne ma doon xelti de moo tax film ma ko sax ma ne ma xaar ba tey lii lan la lii yaasa la yaasa jën waaye dafa xam tuuti kori moo tax mu nete nii lu ma togg def ci kori
maa raw indo bu sibutu kori na xam fa baas yaram beneen xooxi limon bon góor ñi si butu ñi te dund métit traumatise ñu di leen dóor di leen tocc bañ deegu ne ba seen yuur gi nëb ñu feex daal dell ci askanu nit ku ñuul surtout góor ñu jógee Afrique waaye doom yi fii sax nit ñi fañ leen di dóor bañ traumatise gune yu bari naqadi deret mën a fen xeeb jigéen mën a njaaloo bugg jigéen bu ñu xamul jabar it wig daal maanaam wig te yab jigéen te mu wig mënuñoo contrôle seen tubéy yi wig buñ meree duñ mën a contrôle seen bopp buñ meree jàmpaaka walla dóor ndax fañ wig mënuñoo contrôle seen bopp salaam why you eat with left it's not left it's the camera bugg continuer di not jigéen ak gune moo tax ñu di ma xeex fuñ tollu di ma jëw moom def la du loolu de su ma doon waxee laalante ñuy jàmb seen bopp ni ko noonu duñu wax loolu loolu ku koy def ku ko nit la xam na la muy def fa vulgaire te baax te jonge waaye xam nga lu tax dëgg gi may wax pour ñu def seen bopp nit te faju seen feebar bi ñu di leen dóor di leen tocc bañ du yeggu ne buñ leen tëddoowul kay boole si bañ traumatise te kon fis dof te mën a fen te cagata naqadi deret te bon ñoom ñaame jikko ji yëpp xam nañ ko te ñoom ñi ko xam xëpp ñi ko xamul fuuf ci góori Afrique yi ndax Afrique ni ñuy def gune ñu feet dell ak feebar bi la nag bokk ci tubaab yi fii di sedd bay waaja dee di kob-kob yi ak seen feebar bi kenn mënu leen a sëyal di njaaloo ci dëkki tubaab yi bu ñu demee liggéey sax di juutal tubaab yi ci wanag yi di caga di fen di feet dell ak feebar ci dëkki tubaab yi di ko wàll seen jabar yi wala nekk Afrique di def noonu fuñ toll rek ñu ngi njaaloo ak bugg jigéen ak mën a fen ak naqadi deret ak di blackmail nit ba pare di génne seen bopp si problème ne ñoom defuñ dara jigéen ñi ak xale yi la wala tubaab yi wala nanga wala maa dee nañu ne nguuri Afrique moom du développe ñoom ñooy nguur gi buñ ñëwoon ca nguur ga ñooy raw nguur ga ñoom nguur gi mooy ñoom nit ñi ne ci nguur gi seen xarit yi la ak seen mbokk yi seen jikko ji moo ne ci nguur gi ñu tëb ci peelu nag nguur gi nangam mais ni ay jinne yu waddee àllaaxira mais ni ñoom bokkuñ ci problème bi am like ok but what about yi ñun ñaame jikkoy nguur gi te toog fii yow jikkoy nguur gi mooy sàgganee nit sàgganee jigéen ak gune moo tax boo feebaree doo faju sàgganee nit moo tax doo xam courant wala doo xam nangam bi ngay laajte léegi yow yaa ngi sàgganee sa jabar sàgganee sa bopp sàgganee sa askan moo tax ku ne nga juutal suñu waxee ngay xas borom ne moom jigéen la moom mu war a def boppam nit de yow góor gi das fine moom lu tax ngay muy nangu nga di ko juutal dëgg la jigéen ñi waruñoo nangu ngay tëdd ak ñoom lay dat bot jigéen ñi dañ dund métit moo tax ñu xeeb seen bopp xamuñ seen valeur waruñoo def loolu wutal lu ma leen lay waaye ñoom ñu bëri fa ñu nekk gune sax xamaguñ àdduna wala jos nga ñëw di leen fenal I love you nangam ba tax ñuy wax ak yow noonu te fekk yaa ngi xam jabar war a dem toog sa jabar dëgg la xam na jigéen ñu xal ko ñoo xam ne soo leen waxul I love you nanga sax fa ñuy ñëw topp la naan I love you di def ak yow dara wala just bugg la di la xoo seen bopp bugg a def ak yow lu bon loolu dëgg la waaye yow góor gi ma fa ne nga ne yow yaay ne ci kaw yaay kilifa sookul kilifa gu feebar gu traumatise gi nga doon how the hell yow nga ne si kaw di war a xilim nit ñi te nekk kilifa gu cagatu wit te bon comme Macky Sall xaj bi rek nam doon fetalee nit ñi ba mu nee ci kaw maasi oustaz Fall ne pat jël oto ya mu jox ko oto mu ñëw di ñaawal nit ñi naan xaru leen ñu ne ko yëg ne pat xaar ba tey nag mu naan Sonko is good te xamal na ne Sonko is good mu ne pat di jaay ji koy kaawal man de maa togg ceeb bu xem ma ne de ma ne may wàññi suma yaram wi ceeb bu ndaw laa def nii de te maa war na def ceeb bi mu bëri
du ne suuruma de bonte bugg lekk tax may wax loolu fi mu ne nii suur naa waa léegi how the hell yéen góori Afrique yi ngeen xool war a xool ne suñ dëkk fa ñàkk nit ñi sonn nit ñaa ngi dee si géej gi nit ñaa ngi jamante nit ñaa ngi dorogu nit ñaa ngi ku nekk ngi tëdd ak ku ne nit ñaa ngi jaxasoo yëpp ngi am naqat ak jaxasoo ak mën a fen ak bon nga xool na ok ñun ni ñuy yaree gune ak ni ñuy def jigéen ak gune mooy suñ ennemi nañ commencé di respect jigéen ak gune di focus si suñ doom yee suñ jabar yi développe suñu askan bi gune yi mën a dund jàmm mën a jàng ñu mix ne ñu créateur gune yi école yu baax nu ñuy defee loolu mooy maasi oustaz Fall yu si butu yi ñooy focus si daara yeeg yooyu ne bu kenn tëddoo gune yi bu kenn dóor gune yi ku ko def fañ lay tëj jël ko sérieux diree ko ci rajo bi di wax loolu waaye déedéet fay diree ko ci télé yi ni tan mu si butu ñetti xabdu yi ni peget mu si butu lu muy wax jigéen yow dàngin nga yow diwala doon juutal ngaa bon ki la doon juutal das fine moom bonut de moom góor la moo tax yow yaa bon wala just man ñëwal ñu defante doo ma yóbboo tribunal kon xuloo bi fay jeex nañ continuer xuloo ngeen di tàppote naa fekk yu si butu yi ngeen da lu mu waroon a wax baleen gune yi ngeen di tëddoo si daara yi baleen sëy yu bon yi ngeen di njaaloo di sonnal jigéen ñi baleen golo gu ngeen gis takk te fekk jabar jaa ngi jooy fii ak doom yi def leen seen bopp nit ak gore te ba seen wig géeg seen dundu métit géeg seen confess dof gi yéen góori askan bi képp ku mel ni yow laay wax faju comme ni ma koy waxee ndax danay wax loolu non lu tax fa mel ni ñoom wala fa soxot wala lan faalewul nit ñi tëb ci péelu ku bugg a am jabar na ñëw ci man ma wutal ko ku bugg a am ñaareel ak ñetteel ñëwal góori benn jabar du góor fu muy waxee loolu ci askan bu feebar bi nga xam ne mbokkam yu bëree ngi jooy seen sëy yi bu jabaram yi jooyut kay moom ci boppam xaritam yu bari di jooyloo jabar mu gis ko ne pat tëb ci peelu naan wutil beneen jabar sànni bi ngay jooyloo mu continuer jooy nit ñi di tàppate vidéo am de naan ko moom that's fine sama maas yi suñu waxee ñu ne dund métti dof bari wax nanga moom góor rek lay wax mais góor ñi kenn mësul leen a wax ba dina sa soog tey moo tax nit ñi di leen wax depuis suñ maam yi du ñuy wax góor dara nu ñuy def làqu wuti sëriñ kimbee kaayoo saafara sa wala sunguf sa di ko suy ci togg yi góor gay lekk biit ba funki ni mbott mu sibbutu comme Macky Sall jigéen ja mer di dóor doomam yi mer di defanteeg wu jëkk mer di defanteeg jabari càmmiñam yi ñim war a loof ndeysaan ndax mu ngay dee ak naqat bi ko jëkkër ji teg goro yi di ko teg njëkk yi di ko teg te kenn du ci wax kenn du ko dimbale goroom du ko dimbale mbokki jëkkëram yi duñ ko dimbale mbokki boppam sax duñ ko dimbale càmmiñam yi duñ ko dimbale su waxee ñu ne ko benn sëy baaxu demal toog muñ xam nga tax càmmiñ yi duñ la dimbale ci sëy yu bon yi ñoo gën a bon sa jëkkër ñoom ñu bëri sa jëkkër bu njaaloo ñoo ko dàq njaaloo sa jëkkër bu lay dóor fa ñuy dóor jabar sa jëkkër bu la du toppatoo soo amee fukk jox la benn lu ko raw la ñu def seen jabar yi moo tax duñ lay dimbali sa jëkkër bu lay sonna soo waxee ñu la say benn matut. I'm talking about how a lot of men in our community don't support women. That's why Africa will never develop. A lot of them hate women and children. And not just when they marry you, they're going to be cheating and lying and traumatizing you. Or even physically beating you and stuff. But they also beat the children, by the way. Some beat the children just to annoy you. Some women do that even. They beat the children just to annoy their partner when they have a fight with their partner. That's another story. But they just beat the children either way anyway. When the children do, even when the child is walking around and just a cup of water drop, they're like, are you crazy? Because they're too traumatized and angry and aggressive. But the men that are like that, thank you for people that were supporting the video.
And for you to know how much the society is programmed for men to not support women. Some men support women, salute. In our society, salute. Or just some men in general. Our society or not. Some men just support women, you know, all over the world. But our society is programmed for the men to not support the woman. Because, especially Muslim, African Muslim, they make it like, oh, no life is good, no life is easy. But they normally do that when they're talking to women or when they're motivating women to continue crying in their marriages. They're like, no marriage is easy. No man is good. Men are just men, yeah. Just we have to take the pain so we can go to heaven, because marriage is about heaven. So Allah can bless us. And a lot of these men that are going to traumatize you in the marriage, they are your brothers. For you to know that, just take a look at how your own brother will never support you, even if you have a bad husband. How many of us African women that have a brother that will stand up and help you in your bad marriage? Talk to your husband like the African way. If you cannot respect and love our sister, we're going to take her away from you and we will look after her. Like the African way. If you cannot respect and love our sister, we're going to take her away from you and we will look after her. And love our sister, we're going to take her away from you and we will look after her. I don't know if you can hear me. I was having a phone call. They'll take the money. If they have money that they know they should help you because you come from a husband that don't support you, or you're just poor in general. Because in Africa, normally when women have problem in their marriage, they will go to the man's house. Their brother's house, older brother, or sometimes even younger brother, or their father's house. Because normally the father will have a land. And in this land, when the father have like 2-3 wives, or sometimes one, and they have different type of children like boys and girls. So when the girls go and get married, the boys stay, and normally they will marry a wife and bring in that land and build another house for the wife, you know. But the video is not having enough support, but still I'm gonna tell the truth. I don't care people support it or not. My people are like this. They rather die than you exposing the truth for us to wake up. They hate that. They want everyone to talk about sex. Oh, this is how you have sex with the man. This is how you do the woman. And people arguing with each other, insulting each other, putting each other's secret out. Your wife, this, your mother, this, your father, this, your daughter, this. They're tapping. They're so happy. But when you're saying, look, the way we program ourselves is why we can never get anywhere. They're like, you're negative there. You're talking like we're old bad there. We're not like that. Not everybody like that. Go. So, but for you to know that the community is programmed for men to not support women, even if they're your own brother. Take a look at how many of us that have brothers. And these brothers will never surprise you with money or gift or anything. Okay? They hardly ever will do. Even if they know you need it, you're suffering. But they'll have money for girlfriends. They'll have money for marrying second or third wife. They'll have money for stupid stuff. Okay? And if for by any chance God bless you or bless your children in the future and they make it, he's gonna come back and say, I'm your uncle. Why are you not supporting me? Why are you not supporting this my child, this my son, this my daughter? They're your cousin. So they know that now. But when you needed them, they didn't know. They know, they just never care. So not just they will watch your husband troubling you and fighting you and just fighting you physically or mentally by not supporting you or by cheating and abusing the relationship. You know, you're just crying for years, you know. Not just they will do that, and when you talk, they will tell you, no marriage is perfect. Even me, your brother, I'm not a perfect husband. You don't want to know what I'm doing. So if you want to be married, that's fine. If you don't want to be married, that's fine. But just know that no marriage is perfect. What type of talk is that? And most of them will say that for you to stay there, they don't want you to come to the family house where you have to stay and wait until you get married again, or they just support you and your children
if the man will leave you with the children, because a lot of the men, when you finish with them, they will take away the children, especially boys, put them in horrible condition to this effing boarding homes where they're gonna learn Quran from, called Dara. The amount of essay that going on there, the amount of severe child beating that going on there, you don't want to know. And they know. A lot of them been through there, these men. A lot of them learn Quran from those places. I'm talking about African Muslim communities like Gambia, Senegal, that is full of daras where the young men will go and stay for years learning the Quran from the age of 5 or below to the age of 15 or over, staying there for years, 10 years or more, learning the Quran. Okay? The amount of essay that is going through in those places, the amount of severe beating and torturing that is going through those places. Billahi wallahi talai, guys, if you guys know what I'm talking about, and you see how our community people don't talk about it, don't fight for that to end, don't take it serious. Even the men that been through there, don't even support your talk. If you know exactly what's happening there and you see how our community is sort of about it, and when you're talking about it, it's like they're dying, they will never even support your talk. Billahi, when anybody greet you that is from this type of land, you will not even answer them. That's how bad it is there in those places. Billahi, if you know what's going on in those places right now as I'm talking to you, if you know any Gambian, Senegalese, people from Mali, Guinea, all these effing Muslim dominant African countries that have children that are going through that until now, if you know them, when they greet you, you will not answer. If you know what's happening right now and you see how they sort up about it, not just they will never talk about it, but when you talk, they will never even support your talk. If you know, because you're from there and you have a tiny heart, when they greet you, you will not even answer them. Why are they greeting you like a nice person? They hate humans. That's our number one enemy, is traumatizing women and children. Especially the essay, the severe beating. It's still happening like the air. See how the air is still moving around? That's how that is still happening in our community. It's rampant plenty in our community still. That's why people don't know their worth. That's why they're dying in the sea to come here. That's why they're doing all they can to come here. It's not because Africa is poor, because they don't know their worth. I don't give a F how poor Africa is. It's not that poor that you have to die or you can't breathe. They just don't have self-confidence, self-love, self-determination, and the thing that comes with that can prevent you from doing certain things that is going to unalive you, Europe or not, you know? Or stuff that will put you to prison, or just stuff that is effing going to risk your life. They don't have that amount of self-confidence and self-love to protect them from certain things, Europe or not. That's why they're risking it all for effing traveling, or stopping each other, effing under the mango tree or abroad here, or drugging themselves to death, or lying and doing horrible stuff. The ones that are doing that, they are the ones that the trauma dominate them. Although a lot of us are traumatized, 99.9% of us, because no one is allowed to fight the trauma to end. But some, the trauma will dominate them. It will dominate them. They can't control it. They can't control neglecting themselves. They will never learn their self-worth and to avoid risking certain things or doing certain things, coming to Europe or not. And they're there in Africa. Go and see them. Go and learn how they live in their life. You know what I'm talking about. Coming to Europe or not. And people are here doing that too. Why? Because nobody's talking about it and nobody's allowed to talk about it. When you talk about it, they punish you. The punishment is to gossip about you, belittle you, don't support you at all, bully you, call you traumatized, mad, talk a lot. You think you know it all. You think you are the one that is just too forward and straight shooter, or talking as if you don't care, you don't have respect. This thing you're fighting is a cultural thing. That how dare you talking like this? How dare calling us weird, abusing children? How dare this? But they have energy and mouth to gossip. Talk about stupid stuff. Be on the phone all day talking to people that they shouldn't talk to. Effing bleaching skin, drug, alcohol, having sex with the wrong people. Effing cooking unhealthy food every day and eating the fried chicken and effing fried rice and whatever. Whatever thing that is not good for us, our people have energy for that. Until something that is good for us, then they don't have no energy anymore. maa ngi ñoo dem guys, ngeen nekk si jàmm. I'm gonna end the video soon. So yeah. Just ñun suñ askan bi duñ mës a xam énergie pour li ñu dimbale, waaye lépp loo xam ne baaxul si ñun ñu xam énergie bu bëri
su dul vidéo sax xam nañ énergie pour ci téléphone bi di wax suba ba ngoon ak koo warta waxat di jëw di wax waxi laalante wala di jëw wala di def stupide stuff boo manti def xam nañ énergie pour wuti sëriñ fu mu manti ne fii ba Casamance fii ba àllaaxira fii ba Guinée Bissau nit ñi fii li jënti sëriñ xam nañ énergie pour dem xew wala dem Youssou Ndour Bercy fii ba France jënd ba jënd loo xamul njëgam sooy dem maye ba mel ni milliardaire bu feebar te fekk sa bank account baa ngi empty just pour sa vidéo yi ak sa record nit ñi xamee ko ne ami moo mayee lii wala ami moo xam lii wala ami moo sol lii ci Bercy bi wala ci xew sàngam xam nga énergie pour fitnaal sa jabari rakk sa jabari mag ba sëy bi tas mbala du ma sa xam jàmm xam nga énergie pour fitnaal sa goro ba sëy bi tas waaye du xam jàmm xam nga énergie pour defante kër ju bon sëy bu bon nga ne fa ñaata xat di defante mel ni gaynde gu feebar xam nga énergie boobu xam nga énergie pour dóor sa doom ba muy sebeen boppam xam nga énergie bu bon ci yow bu ne bu bon sa askan bu ne xam nga énergie taxaw di togg suba ba ngoon di toggal ñoo xam ne bugguñ la sa ennemi lañ ay goro yu bon njëkke yu bon sëy bu bon nga ne fa di wuti sëriñ di togg di jaay naa fekk suñu waxee nga ne yow ngaa baax moo tax ngay def lu tax xamoo luy baax soo baaxoon nekk di jëw soxor dóor sa doom yi dóor yu bon di xas sa njëkke yi sa goro yi di leen fitnaal di jëw nit ñi di wuti sëriñ di even xiit sa bopp doo loof sa bopp sax foo toll yaa ngi xeesal di daw sa ñuulaay bi sa bopp sax mënoo koo woon sa ñuulaay sa baaxaay yow sa baaxaay even sa jëmi bopp ji di ko mën a dund du ko expérience yaay sa ennemi bopp foo suba soo xëyee yaa ngi muslu sa bopp suba soo xëyee yaa ngi diwoo loo xam ne bul nuroog sa kolo biñ la juree sa kolo biñ la juree sa kolo bi sa ndey ak sa baay xamee sa maam yi xamee ko suba soo xëyee yaa ngi koy muslu yàlla sa couleur bi mënoo xa baax ci couleur boobu mënoo xa bugg couleur boobu waaye man ngaa baax nga ne ngaa baax moo tax nga ne ci sëy bu bon bi ngaa mën a muñ moo tax nga toog ci jigéen ñi ko mënta muñ baaxuñ xam nga tax may wax loolu jigéen ñi ne ci sëy yu bon ñooy ennemi Afrique ñoom ñu bëri fukk bu ne benn moo fa ne gore toog te xam ne lii waruma koo dund te su déggee ngay wax mbiri sëy bu bon su mënta wax ne sëy bu bon baaxul fay sotop gémmiñam gi romb lay way continuer di jooy-jooyam ñi ci des ñëpp fa ñuy promote sëy yu bon yi ne képp ku toogu ci sëy bu bon ngaa bon képp ku dul muñ bon gi ngaa bon ndax moom mu ngi koy muñ bi ko moom fa baax moo tax mu di ko muñ moom mu ngi koy muñ bi ko maamam yi fañ ko muñoon moo tax mu di ko muñ waaye mbaaxam gi du ko yóbbu ci place yi ma la wax nii yëpp jigéen ñi toog seen sëy yu bon yi ne fa ñuy muñ bi ko fañ baax bu ñuy dóor seen doom yi ñoom ñu bëri barke Rasulullah ngay foog ne jonki bu màndi mooy dóor xale su yeboo du ngeen tàppale sama vidéo comme ni ma leen ko waxee xat yi yëpp képp koo xam ne foo toll yaa ngi may seetaan guddee bëccëg suba ngoon nga ne man maa miin internet te yaa ma gën a yow yaa ma gën a miin internet saa wu ma ñëwee nga ñëw bu ma deexoon ba ne ci biir live di ci biir bàmmeel di live sax danga ñëw fekk ma si bàmmeel bi seetaan ko mbala ngay seetaan yeneen live nga du click caméra rek ñeme ko caméra waaye ne doo seetaan téléphone ngay click app bi dugg comme ni may cliquer app bi dugg waaye nag su may wax dëgg ak farata gu ñuy tekkiloo nga xam ne suñ imaam yeeg suñ kilifa yeeg seen ndey yeeg suñ baay yi ko war a wax ak kilifa yi ko war a duñ ko wax ba àddina tukki ñooy suñ ennemi su ma koy wax te wéet ci wax ji lool ñaata xat man kenn mu naqadi lool fañ lay xooxee tur bu ne yéen yi ngay wax bay jooy ndax li ngay wax fa dëggu surtout boo dundee métit ci askan bi te gis ñuy continuer métit bi ne kenn du wax ku koy wax ñu di la koñe di la xeex dem ci waxi saaga ndey waxi laalante di tàppate di maye ay gaynde te bu la neexoon ngay wax loolu yow la neex nga cuus di wax farata gu ñu tekkil farata gu tax ñu gëm suñ bopp farata gu tax ñu développe farata gu tax ñu def suñ bopp nit bu la neexoon ngay focus si laalante ak saaga ndey mais ni kaawoot bu depressed ta dof suñ soo koy def di ree nag ne pat di la di poison nit ñi di ree because soo koy def ñu may la gaynde tàppateel la ba seen baaraam yi dem képp koo xam ne nag fa may topp sama vidéo saa wu ma ñëwee nga ñëw waaye li tax ngay ñëw moo pour xeeb ma ree ma tuutil ma buli ma yàq sama page bi si page bi mbàppaaral di ma jaay ne internet la maa tey du ma tàppate du ma dimbale maa tey naa la seetaan képp ku may def noonu sëpp naa la allahu te su fekkee ne suñu askan bi métit buñ dund te métit bi di indi dee di indi sëy yu bon yi di indi cagatu meeg rayante meeg nguur gu bon gi mboolem lu ñu naqari suñu askan bi li ñuy dund lu bon li ñuy dund injustice bi ñuy def te kenn du ko xeex moo ko waral surtout li ñuy def jigéen ak gune ak sëy yu bon yi ak ñàkk a jàng bee yi may xeex rek su fekkee ne loolu rek moo tax may wax te yàlla gis ko yàlla mi ma bind la bind biram defar téléphone bi ak internet bi yëpp te gis ne yow
dëgg gi may wax mooy bu butti sa nangam taan mi ndig sa jikkoy jaam ji nga dund te ne kenn du faj jikkoy jaam ji fañ koy continuer di ko gune yu fresh yi continuer ko Afrique continuer di xalku ñu continuer di dee ci géej gi wala di daw ku ne foo noo dawee rek baax na nañ daw rek. su fekkee loolu moo tax may wax nga gis ko ma gis ko asamaan si ñu tiim ak ngelaw li ñuy nokki ñun ñëpp maak yow gis ko sëpp naa la asamaan see ngelaw li nga wax ne suma liggéey bi nga koy koñe yàq ko nga koy xeex suma liggéey bi may def ci ngelaw firi muy di wax pour ñu xeexu surtout di wax ay dëgg yoo xam ne suñ maam yeeg suñ kilifa yi ko war a wax duñ ko wax dina tukki mukk bala maa dee nga jox leen xaalis ñi di la ñaanal seen ñaan yu féeg yooyu bala maa dee nga toggal leen ceeb bu neex bu leen di rey bu joxe cancer ak diw gu bon ñuy lekk di enjoy di réeku bala maa dee nga jox leen ticket yi màkka ñu tëb di ñaan seen féeg ñaan yooyu mais ni ko la bugg mais ni ko bugg askan bi askan ñaan du ko defar de seen féeg ñaan yi du def dara moo tax Afrique di gën a xalku Afrique lu koy defar moo ñu taxaw wax dëgg di xàmmee lu baaxul si ñun yëpp ñu di ko ràññee di ko stop dóor xale yu bari baaxul nañ ko ba xarafal jigéen baaxul nañ ko ba ñàkk jàng bi baaxul nañ ko ba sëy yu ànd ak jooy yi baaxul nañ ko ba goro yu bon yi njëkkee yu bon yi baaxul nañ ko ba commencé di xàmmee lu baaxul si ñun di ko xeex su yàggee ñu ñëw ci lekk yu bon yi ne ok ñun ñooy suñu eneen bopp ndek du lii rek la ñuy def waaye xoolal lekk yu bon yi ñu dëkkee suñuy lekk nañ lekk boog lu baax ak lu bon boog duñ mën a dëkkee yu bon yi rek xallo commencé jàng yeneen yu baax bi ko nit ki sooy jàng lu baax si yow si yàggee koy miin ngay dem from benn to another sa yaram bi mooy miin di def lu baax si yow lu lay protect lu lay get better lu lay def nga dund xaduna bu ok xaduna bu safe you know nangama nangam waaye seen xaduna is about lekk gu neex nga jox leen xaalis wala jox leen keti màkka wala humra wala jëndal leen kër gu baax wala jox leen lekk gu neex su nekk lekk gi baaxul si ñoom sax suñ kilifa yu bari loolu la ñuy jëriñ te ñooy ngee xaar ñu wax ñooñ duñ mas a wax xaw ma nag lu tax duñ wax xaw ma ndax ñoom ñëppam xame jikko ji xaw ma ndax dañ ñu bañ rek waaye waxuñ ne duñ mën a wax ne xamuñ ne ñun ñooy suñu ennemi bopp mbala ni may wax nii ñoom xamuñ ne lu baaxul suñ kilifa yi yëpp kilifa yi ne Afrique te war a wax te duñ wax du ne li may wax ni ñoom xamuñ ne baaxul ñoom ñëpp dofeewuñ noonu ñoom ñëpp kaweewuñ noonu ñoom ñëpp ñàkkeewuñ xam-xam about nit like that ñoo ko tay gis nañ yeneen dëkk yi jaral seen doom yi funki ci géej gi pour dem fa fiñ teg jigéen ak xale gis nañ dóor yu bon yi ñooñ di ko xeex boo ko defee ñu nangu sa doom sax jaral na leen ko waaye duñ ko nangu gis nañ boo tëddee xale ñu xeex ko nangu sa doom ji tëj la kaso waaye duñ ko nangu gis nañ boo xamee doom bu jàngiwut sax ñu meg su ne dinañ la forcer ba xale bi jàngi gis nañ ne nit ñooñ bu ñuy sëy fa ñuy sëy buñ dul sëy ñu bàyyi waaye duñ nekk ci sëy ngay jooy ñaata xat mbokk yi di la sonnal wujj yi di la sonnal goro yi di la sonnal jëkkër ji di la sonnal ngay jooy ñaata xat gune yëpp di jàngee foofu luy toroxal nit ndegam yow sa baay wala sa yaay bu dee mooy toroxal baay ji si ngelaw te loolu bëriwul ci askan bi fii jigéen ju fi naqari deret si ngelaw yow yaa ko toroxal ba mu mer wala sa mbokk yi toroxal ko ba mu mer seetal fu naqari deret bi jógee waaye jigéen jox ne fa la bugg nga bugg ko takkoo jigéen ba jox bi ko xale bu rafet la fa la bugg nga bugg ko ngeen di sëy si jàmm du jékkee-jékki rek di la toroxal ba doo mën a nokki waaye kilifa yi fa ñuy gis li ma lay wax ni yëpp ne pat léegi yow mu ne kilifa yi gannaaw duñ wax xaaral ma waxal sama bopp xaaral ñu wax moo gën nit ñi làqu yuti sëriñ moo gën nit ñi làquy jooy moo gën nit ñi ragal a sëy ba pare toog di njaaloo moo gën nit ñi di mer di dóor seen doom yi ci sëy yi moo gën nit ñi di mer jël seen naqat bi di ko sotti ay njëkkeeg ay wujji peccargoog ay stupid stuff wala di tiit wuti sëriñ wala di stupid gëma di sa bopp di xeesal wala stupid stuff nañ jàkkaarloog réalité bi wax ko askan bi ne la nga ne waa ñu la waa fii nga ñuy fekk da nga xam lu tax kilifa yi waxuñ buñ waxee fañ leen di def niñ la def moo tax waxuñ luñ lay def xeex la di la xeex duñ la xeex ci di la jëw di la tuuti la wooye ay tur fañ lay xeex booy def vidéo sax ñu la seetaan mel ni ay niiw ñoo lay seetaan am telling you guys ñun li ñu dal du caaxaan de fa daw yaram te ruslu te tàng xol li ñu dal nii ngay xool ñun niñ buggee li ñu dal ni ñuy protecté li ñu dal ni ñuy loofee li ñu dal di ko protect suñ paree nag di jooy mel ni naa fekk bu sibbutu nga koy xool nii nga naan ñi yenn façon ngi nit lañ mooy ñun ko ñu niti Afrique nit ko ñu li Afrique ñun fay sedd xoli bañ àdduna si yëpp raw nañ ñu
ngir àdduna si yëpp fañ li may def nii li may wax nii fañ ko def bu yàgg fañ xeex li may wax nii yëpp bu yàgg ba xam seen sarte yu dëgër abaat loolu noonu di ko protect bu kenn dund loolu ku koy dund ñu tëj borom ka la koy def waaye ñun ba tey nit a ngi xam sëy ñu dóor la gaañ la ñu ne la muñal bañ sëy yombul loolu si ñun rek la am ba tey nit a ngi xam sëy sa sëy bi ngay jooy sa jëkkër a ngi njaaloo wala di la sonnal wala goro yi di la sonnal njëkkee di la sonnal wala ngay xam buuf ñaari yëpp nga wax ne la benn sëy neexul muñal instead of jël énergie bi ñuy xubbee seen gémmiñ di wax noonu wax ko si góor gi sooy xubbi sa gémmiñ di wax ci situation demal fa situation bi ki nga xam ne mooy bonal situation bi nga wax ak ko wala soto waaye déedéet ki nga xam ne mooy jël naqar bi moom ngay ñëw si moom romb kële di wéy fu loolu xam askanu Afrique bu dul sëy sax lu ne noonu la ñuy def surtout sëy si jigéen ji la ñuy ñëw jigéen joo xam ne mu ngi muñ ñaata xat ba bugg a dee ba xolam bi fat nga ñëw ne ko continuer di muñ instead of wax ak góor gi ne ko li ngay def jaaduwul nekkal góor duñ ko def surtout ñi war a wax so yéen ñiy wax ne lu tax may wax li nangam bi saa yu ne lu tax man du may sonn si suñ wax ñi war a wax du ñuy wax moo tax suma maas gi lañ baxee wax ji man ñi war a wax duñu wax te booy wax ñu di la xeex far yokk ci bot képp kuy xeex suma liggéey bi képp kuy xeex suma page bi di report wala di ma seetaan di ñaawal naan maa tey danaa la seetaan te duma tàppate ma koy def pour page bu mu dem fen te xam nañ ne loolu fay yàq page ñu di ko def on purpose képp kuy koñe suma liggéey bi di ko yàq sëpp naa la yàlla Afrique bi tax may wax gis nga lum dund yàlla na la xàqi Afrique dal bu ma dundee gu ma dee Afrique bi nga ne kenn du wax pour ñu xeew yàlla na la xàqi Afrique boobu dal yaay ennemi Afrique bi nga ne kenn du wax pour ñu xam jàmm xam sëy yu barke xam doom yu gëm seen bopp bi ko nekkuñ di leen dóor di leen tëddoo di leen tocco dugal gune yi école boole si su ko defee ñu mën a xam doom yu développe yu nangu dëgg yu xam luy loof ak respect nit su ko defee nguur gi suñ nit ñi màggee nekk ci nguur gi ñu finally mën a xam nguur gu développe Afrique ñi fa nekk ni duñ ko mës a développe dañ dundu métit dañ traumatise dundu métit du caaxaan nga leen doon dóor ay xat di leen tocco ay xat bañ torox nga jàngal leen nit fañ koy toroxal nit fañ koy métital te bu waxee dee loolu moo ne ci seen deret ji ma duñ wecci du caaxaan kenn koo xam ne sax xamul jikko jooj wala su ko xamee loolu du tere mu bugg laa dimbale ñeneen ñi ko wër ñoo dut mel noonu doo te moom kenn mënul laa dimbale exactly fa mel ni man tey ni ma xamee jikko joo xam ne maa ngi xam ne ñun ñooy suñu eneen bopp may wax yéen ñëpp ngeen di ma xeex doo ku may seetaan fukk bu ne benn moo may dimbale wala ñaar fukk bu ne benn wala ñaar moo may dimbale ñu ci def ñëpp man maay seen ennemi fañ may seetaan di ma jëw di ma ree di ma tuutil tapoter séddoo wala dimbale vidéo bi sax duñ ko mën ñu daw wuti waxi laalante toog ferenkulaay di tapoter di séddoo di may ay xol di bind good life di bind ay xol si comment bi di may ay xol ci live bi di tapoter ba seen baraam yi damm di may ay gayndem live bay naaw di dem ñun nit ku ñu ñoo suñu ennemi bopp fa tàng xol soo ñëwee ba dëkk Europe ay xat nga gis suñ doom yi ni funki ci géej gi pour fii mu jaral leen loolu ñu ne mukk dañ toog ci Afrique bu bon bi ñuy créer nga ne ok gannaaw Afrique bu bon bi fañ ko créer di ko reject kon foogoo ñu bu def nangam ak nangam ndax yàlla ñu mën a nokki tuuti suñ barkewul ba mel ni yeneen réew yi ñu jaral dee suñ barkewul mel noonu sax ñu nokki tuuti boobu ñu di la xeex mel ni yow ngay wax pour nit ñi di rendante suñ paree dem ci vidéo yi ñuy rendee nit ñi tapote ba seen baaraam yi damm vidéo boo xam ne fa ñuy yónnee nit ay audio yónnee ko ay nataal yónnee ko ay wax information about nit muy kaanike ba muy xaru nit ñi tapote ay magi jëm ba seen baaraam yi damm vidéo boo xam ne is all about nii lañ ma juutalee nii lañ ma maccee nii lañ ma raayee nit ñi tapote ba seen baaraam yi damm vidéo yi fi xeesal wala yëfi sëriñ stupide vidéo nit ñi tapote ba seen baaraam yi damm ay kilifa ay mag nit ñu xam juróom fukki at di tapote nit ñu xam ñeent fukki at di tapote góor wala jigéen internet bi nga xam ne yàlla indil nañu ko nit ñi xamee ko seen diggalal bi sax buñ tëddee ñu ngi ko xamee ñu war koo mën a use wax li ñu jëriñ war koo mën a use wax suñ feebar bi nga xam ne suñ maam yee ko waroon a wax te duñ ko wax ba dina tukki jaral na leen ñu wuti sëriñ ba deewaay duñu wax feebar bi nga xam ne mooy ennemi Afrique mooy li may xeex ni suñ jikko yu bon yi waaye déedéet fañ koy use di gën a promote mbon gi fañ koy use di gën a redirect nit ñi ñu focus si laalanteeg xeesal ak wuti sëriñ ak jëw nit ba muy xaru kaa nit ba muy xaru sosal ko ba muy xaru su nit defee lu mu waxta de sax ba ngay wax waxal lu mu def xemal ci lu mu def waaye déedéet ñu yónnee la ay audio yónnee la ay fucking stuff nga jël di play nit ñi di ree
di ree di tàppote nga naan maa fi ne ñu naan yaa fi ne yow rek laay topp. askan bu dund métit te bon te bañ boppam bañ nitam ñi mooy askanu nit ku ñuul. man nag maa ngi dem maa ngi dagg live bi du ma sonn ci ñun de waaye kon nu ma leen ko waxee képp koo xam ne yow it doo sonn ci man te nga ne man maa dof te bugg internet waaye yaa ma raw ndax yow nga maa bañ ba pare te doo sonn ci man te ngaa bugg internet ba saa wu ma ñëwee nga gis ma waaye doo sonn ci man te su ma xàq moom su ma deexoon sax doo ko mën a fay de ndax saa wu ma ñëwee nga ñëw te doo tàppate suma vidéo doo séddoo suma vidéo doo promote suma vidéo te foo toll yaa ngi may jëw di ma tuutil di ma ree di ma gémmiñ ak a bëri wax ak a sañ ak a mën a wax ak a lii képp ku may gémmiñ lu ci xaay delloo naa la ko dëpp naa la ko ni melentaan wuñ dëpp tenteng lu ci xaay fa lay dëpp wala mu dem ci ngelaw li waaye duma dal de may wax lu sa ndey waroon a wax sa baay waroon ko wax sa maam waroon ko wax man noonu suma ay maam lu ñu waroon a wax te waxuñ ko exactly comme ni nga gisee kilifa yi ba tey duñ wax bu ñu Macky Sall doon feteel askan bi ngeen neppat ba tey maa si effing Modou Fall yi nga xam ne tay bu Macky Sall di feteel askan yi mu génn ne maa tey jël oto xaar ba léegi mu ñëw naan Sonko ku baax maa xalaat pour dem si moom exactly baxee wax ji suma maas yi ak keneen ak keneen exactly noonu la suñ maam yi dañu seetaanee depuis day one ñuy jooy muy jigéen wala góor ñu dañu seetaan ñuy jooy di dund lu ñu war a dund di dund dóor bu bon bi di dund tëddoo xale bi di dund ñàkk a jàng bi di dund jigéen ñiy jooy ci sëy ñu ne patt depuis suñ maam yi su jigéen ñi jaxlee wuti sëriñ suñ meree di presse di dóor gune yi di yuuxu gune yi jël seen naqat bi di ko sippi ay njëkkeek ay goro di leen xeex ne mukk du am jàmm di xeesal aka compit xew aka xew sàngam su ma fa demee ñëpp danañ xam ne ñëw naa stupid stuff yi jigéeni askan bi focus bi ko dañ di presse instead of focus si lu baax si ñun lu bon si ñun ñu reject ko su ko defee ñu mën a nokki comme yeneen jigéeni àdduna loolu fa fi yàgg te feek nokki wuñ góor ñi duñ nokki ndax naqat bi soo ko xamee doo mën a nekk jigéen ji nga war a nekk naqat bi soo ko xamee doo gëm sa bopp tax góor ñi ba tey ñu takk jigéen boo xam ne buggut leen góor ñi ba tey jigéen ñi fa ñu jël seeni million xamee seeni vidéo seen nataal di leen blackmail wala fuñ toll di leen jëw wala di leen weer góor ñi ba tey jigéen ñi fa ñuy tëdd ak ku ne ba xamee feer xam ko ba pare tëdd ak yow wàll la ko jigéen ñi fañ dund nëkk naqat bon di dóor gune di def yu bon di ifin tëdd ak gune di wuti sëriñ su la sëriñ bi di tuutal sax du tax nga ba sëriñ boo dem rek wuti ba ca des di xeesal di jëw di soxot di naafeq di bon di bañ goro bañ njëkkee xam xarit sax te xarit bi mooy sa ennemi foo toll di ko jëw di ko tuuti jigéen nit ku ñuul yu bari ñoo seen ennemi bopp again askan bi moo ko programme mu mel noonu askan bi moom mooy forcé pour nga bañ sa bopp soo buggee sa bopp du leen arranger seen mbon gi ndax soo buggee sa bopp ngay protect sa bopp immediately bugg bopp bu dëggu laa wax de waxuma bugg sa bopp jox bi ko yaa ngi xeesal wala yaa ngi sol ay fake or bugg sa bopp bu dëggu laa wax thank you I'm gonna end the live soon though bugg sa bopp bu dëggu doo nangu ku la toroxal te doo toroxal sa bopp booy dee sax ba lekk sardeñ sax doo def yenn yi ngir xaalis sa xarit yëpp bu ñu xàndoon di def lu bon doo ko def xaduna si yëpp bu ñu xàndoon di def lu bon doo ci xànd ku bugg boppam dëgg moo mel noonu bugg sa bopp fay tax nga gis yeneen nit ñi lu fay tax nga gis lu baax si yow ak lu baaxul si yow ba pare gis ko si yeneen nit ñi ñëpp parce que yow yeneen nit ñooyu léegi bugg sa bopp moom la ñuy xeex ba dindi ko ci yow depuis yaa ngi nekk xale moo tax ñu di la dóor di la xas di la tuutil tëddoo la sax boog te kenn du wax xarafal la booy jigéen sax boog te kenn du wax ba pare nga gis sa ndey di dund lu raw loolu ci sëyam bi tam mu ngi noppi mooy ne soto fii benn jigéen du fi nokki gis nga sa ndey lu muy daj gi nga yeneen jigéen nit ñi daj loolu ngay daj lu ko raw fekk ba ngay dund dee fekk yaa ngi dund doo am jàmm soto di la dóor di la xas nga nekk gune gu ndaw plus yaa ngi gis yeneen mag ñi sax di dund naqat jos bi ko jigéen lañ te ku wax dee yeneen xale yi la wër noonu nga màgg naqat ba continuer nit ñu bon ñi dundoo naqat continuer di la final soo bokkul ci ñun nit ñooñ koy yow sa bopp ndax dund naqat te xam xol bu set inside boo xam ne boo làkkoo sax doo def yenn yi akal naqadi dund naqat du caaxaan surtout naqat boo dund ay xat askan mi ngay nekk xale ñu di la dóor di la tocco ay xati ay xat nga dem jàngi école ñu dóor la jàngi dara ñu dóor la ñëw ci kër gi ñu dóor la génn ci mbedd mi sax sa moroom ñi di la dóor di xeexa yow benn xale boobu noonu you're not safe anywhere you go you're gonna be beaten and tortured and even essay
You go to places where you're supposed to learn as a school or as a effing dara where you should be learning Quran. They're beating you, torturing you if they don't essay you, that is. You come home, they're beating you, torturing you if they don't essay you, that is. You go out on the street to play, the other children are beating you, torturing you as well because they're too traumatized. All they know is beating and torture. You grow up like that for years with that pain and trauma and chaos. Now you're going to have an unhealthy marriage as on top of that. Or you're going to be unhealthy towards you, married or not. Because your system is too used to the chaos and pain and trauma and more pain. You just want more pain, more trauma. So they're programming you like that when you're young, beating you and torturing you for you to listen to them and just sort of you're a woman. Even you're a child in general, woman or not. For you to listen and take the nonsense that they're doing now. But what they don't realize or what they know now, most of them do, I don't think they're that stupid, but continuing to still promote that, is that when a person grow up with certain pain and trauma and certain consequences that comes with that, is that they're going to create that pain and trauma for them and other people in another way around. There's different way of traumatizing someone or giving them pain even if you don't slap them physically. That's why the community is full of cheating, lying, and gossiping, horrible gossip. And people that are your family and friends are cheating and lying and giving you different pain. Scamming you even. Scamming you your money when they're supposed to protect it. Marrying you and they don't love you. Marrying you and they're your enemy. Cheating and lying and traumatizing you, arguing with you all the time and creating problems and neglecting the marriage. Man or woman. So the whole system of African community is programmed for nobody to ever have peace. Man or woman. And people love that. A lot of Africans love that. They hate it when you're talking about it. Honestly, it's like their blood is boiling. I never seen this. I don't understand why Africans hate it when you're talking about the truth about us. But they hate the consequences of this thing you're talking about. That's why they're running from Africa like a rabbit. They rather die in the bush than staying in the effing chaos that they're continuing to create. When I say they, I rather die than having this type of mindset. Every single day I'm learning how to agree and understand that we are our own enemy. And for me to do something about it. But damn, it's hard to do something about it. They will fight you by gossiping, calling you every name under the sun and watching you and never ever will support you, especially if it's internet. Calling you, you're making us look bad, you're negative, you're traumatized, and them, the stuff they're doing, billahi, you will rather die than do that. But they're fine though, they're not traumatized, they're not negative, they're not bad. Them that is having chaos, toxic marriages. Them that is severe beating children, even seeing them or watching that happen and they will not talk about it. Them, they're fine. Them that is focusing only when it's any video in the internet in our community about sex or about two people fighting and one is paying the other person money to do video for the other person where they send them their audios, their pictures, their everything. Even if they have nude pictures and nude videos of the other person, they'll send it to you and pay you money to do that. And these people know that. These people that are watching. They will go to those videos, they will tap millions of taps here because they're making another person that is from their community cry. They love that. When the video is about sex, you're like, this is how you should even do the man and this is how you should do the woman. You see them tapping millions of taps. When the video is about this cream is good, when you use it, you're going to be white. That in the next 2 days, you're going to be white. Your black skin is gone because black skin is the worst thing that ever happened to you. They tap. When the video is about a man or somebody talking about, I'm a juju person, I can help you fix your life, contact me on this number, I can help fix your life, you know, blah, blah, I'm a juju man, they'll tap. When the video is about women, when they in a marriage, they should cry, no marriage is perfect, women should just cry and wait for heaven so they can be happy, they'll tap. Even the women will tap all of these videos too. When it's a video that the people that they're tapping for, supposed to talk about that and they will never talk about it. When you talk about it, they fight you. That's why nobody's talking about it. That's why it's hard. That's why when you talk like this, you're going to be very lonely with it and it's extremely painful. You will see how we are our own enemy, how we're creating the chaos that we are running from. And you're talking and people will call you every name under the sun, neglect your entire generation, bully you, call you every name under the sun. They're going to call you depressed.
talk a lot. You've been through this, that's why, and they've been through that and was themselves, their mom and dad, their families and friends did. It's impossible for you to come from Africa, especially Gambia and Senegal, but Africa in general, and you've not been through the severe beating, the essay, the lack of education, or bad marriages. If you don't experience it, your mom, your father, your friends, your family members, they will. And it's still happening now as I'm talking to you. So you guys have a good day. I'm going to end the video until another video. I don't know if I'm going to come back later on and do selling video. Maybe I'll come back later on or this evening, but I have to end the video now. But yeah, just insane, my community, yeah? Extremely insane people that should talk for us, like that man picture that was here with the other video, will be promoting women crying in their marriages and men to focus and marry more wives because we are Muslim, we are allowed. Instead of talking about the reality and protect humanity, especially women and children. And the women and children, the children can't protect themselves, the women will never protect themselves. 95% or 99% of African women don't protect themselves because the system program you to hate yourself and neglect yourself and agree with all the nonsense. Or you will not have a husband, or you're not a good woman, or you are difficult, or you are ABC. So you have to be strong, extra brave to learn how to protect yourself no matter what in our community, or you cannot. Lot of other women that don't protect themselves will hate you, jealous of you for having that courage, embarrassed about what the nonsense they're doing or allowing to happen to them when they can say no and stop it. Jealous that you have that energy and that sense, but they're gonna turn it into something really horrible, gossiping, littling you, calling you every name under the sun. The men, that's even worse. 99% of our men don't like women that love themselves. Because women that love themselves will not allow you to abuse them or manipulate them, deceive them, belittle them, neglect them, especially when you are married to them. They know that if a lot of our women love themselves now and know their worth now, a lot of their marriages will finish. And a lot of these men will not marry them at all. The men know that. That's why they hate that type of talk. I'm telling you this. A lot of African men, especially African Muslim countries, but it's just an African thing, Muslim or not, they hate it when you're talking about women to love themselves, protect themselves, know their value, and why they shouldn't allow bad marriages that is toxic and manipulative and neglecting you, and those horrible, insane, I shouldn't be married type of a marriage. They hate it when you talk about that. They call you hate men. You're traumatized that not every man is the same, blah, blah. No one tell you that every man is the same. Even if I was crazy and saying every man is the same, you're not like that, so you should just laugh about it. What that got to do with you? That's not going to change you. That's not going to make you a bad man. But I never even said that though. I always say that a lot of our men are like this. More. The ones that are like this are more than the ones that are not like this. That's what I said, but I never say all men are the same. So if you don't like that word, then you are in that category or what? You saw them. You cannot be from this society and you don't see what I'm talking about. I don't care you're a man or a woman. And then they say a lot of the African women are in the internet blaming men because our mothers never talk about men and our grandmothers. They're not allowed to. Still now we're not allowed to. That's why you are bullying us. You can talk about women and blame them and blame children and blame the African government, even blame the West for downfall of Africa. But the women are not allowed to talk about what is their nightmare. Their nightmares, they're not allowed to talk about it. But they should get married. It's our culture. If they're not married, they're too ugly or they're too bitter or they're a whore or nobody wants them. That's why they're not married. And now they're not allowed to talk about what they don't like about the married. They should just shut up and take it.
When they tell you, I don't want a cheating man, I don't want a severe man that is beating me and traumatizing me and, lying and cheating and neglecting me. And when they have to give me 100, they'll give me 2 or 3 or nothing at all. For love, money, or you have to support your person physically, mentally, and financially. And you don't, if the support shall be 10, you don't even give 2. And people are not allowed to talk. People should start up cook, killing, give back as much as they can, especially boys. Cook, killing, and shut up. And in the bed, even when you're making love to them, you do it the way you want. You don't care about their pleasure and what they want or what you should do. You do what pleasure you. So I'm gonna go have a good day. Next video, inshallah. maa ngi dem, nekk leen si jàmm ba beneen yoon. Jërë ngeen jëf. Thank you. Allo. nekk leen si jàmm, maa ngi dem. su ma leen toppee du ma dem. su ma toppee vidéo yi du ma dem. nekk leen si jàmm. ngeen dem si wuti beneen vidéo yu bëri nañ su ngeen bëgg suma bos. man suma page bi pour ñu bëgg a xeexu la. man suma page bi wax naa leen ko ba sonn ku ma bëggul nga blog ma wala suma xàq fa lay dal rek. soo may seetaan di ma mere sa xol bi métti nga di ma ponis doo tàppate doo séddoo doo donate foo toll di ma jëw di ma ree suma xàq moo lay dal. su ma dundee su ma deexee danga ko gis nga askan bi tax may wax ñun li ñu dal du caaxaan. gis nga suñ niw yi funki ci géej gi bët bu set aka funki ci ker mango yi di gune yi jamante butti xante nit ñi rayante géej onoot. gis nga suñ sëy yu bon yeeg mbokk yu bon yeeg gis nga suñ askan bu nëb bi rek nguur gu bon géeg yépp nëb ta bon. gis nga ko nit ñi cagata confis te naqadi deret te mën a fen te gëma di seen bopp te dof bëri ba jéggi day askan bi. ku du nit ku ne nga war a tiit ci gune yi màgg ci biir askan bi te askan bi bëri gune nag. Afrique ñoo gën a bëri gune ci àddina juróom-ñaar kaar fa ñuy jur rek te kenn du wax lu baaxul ci ñun. nit ñu feebar ñoo xam ne fañ war a ba jut kon gaaw duñ faju feebar bi ñu xamee mënta ànd ak xamee doom te fa ñuy continuer di jut mel ni ay béy yu sibutu te ku wax dee. danaa wax de xanaa ngeen di gàddu suma xàq yéen ñi seetaan te fu ngeen toll di ma ree di ma buli di ma xooxee ay tur di ma xooxee lu ne di ma tuutil xanaa ngeen gàddu suma xàq waaye danaa wax de. seen ndey yeeg seen baay li ñu waroon a wax moom laay wax. suma ndey ak suma baay li ñu waroon a wax suma maam yi waroon koo wax sa maam yi waroon koo wax loolu laay wax. li yeneen réew yi wax bu yàgg ba tax ñu barke muy ne gune yi jàng na nit ñi xeex tëddoo gune dóor gune sëy yu bon yi kuy sëy na sëy kuy bàyyi nga bàyyi. ku fi dóor sa jabar ñu tëj la sa jëkka sax boo ko dóoree ñu tëj la sa doom boo ko dóoree ñu tëj la ndax xale yi jàngi école. ku sa doom jàngiwul ñu indi la problème kool la laajte la ay question waaye lu tax xale bi demul école na ñëw wala nga am problème ya waaye yéen ngeen a continuer di promote yu bon yi. ni nga koy promoter mooy nga koy def mbala soo gisee ku koy def nga ne pat su keneen di wax ngay xeex kooka. loo xam ne bu ko deewoon sax nga ko war a wax bu ko juddutoo ci askan bi sax yow sa ndey ak sa baay ak sa maam yi fañ ko waroon wax bu yàgg nga ne lu tax kooka di ko wax. yaay jaam yaa soxot yaa dundu métit yaa bon yaa bañ Afrique képp ku mel noonu ku ne yaa ennemi Afrique moo tax du ngeen di am jàmm ngeen a fet dell ak xàq fa bëri façon de xàq duut nit koo tooñ tay rek Afrique xàq jigéen ak xale moo ko xamee war ki Rasuulu laay Afrique xàq jigéen ak xale moo ko xamee. du wut ne rek loolu moo tax du développe fa ñuy programme xale yi pour suñ magee ñu nekk nit ñi soxota na fekk te bon te dundu métit te mën a jox métit te toroxal seen bopp nit kuy joxe métit fa koy jox boppam ndax moom mooy nit ñooñu xamul valeur yi nit ñooñu moo tax du xam valeur am fay miin di métital nit moo tax muy métital boppam. moo tax Afrique feet dell ak ay drogue ak ku nekk di cagatuy laal ku ne sëy yi feet dell ak naqat nit ñi di sëy ba pare yàq sëy bi di njaaloo ka defante ka fen ka naqat di deret ba sëy bi yëpp nëb. moo tax goro yi soxot njëkkee yi soxot moo tax askan bi nëb moo tax nguur gi bon moo tax Afrique nit ñi di néew ci géej gi comme ay jën yu feebar fa tàng xol soo buggee Afrique fa lay naqat yi doo xam beneen naqat bu mel noonu ci àddina soo buggee suñu xeet wi nga dëkk ci tubaab yi gis ñu di la def xaj nga ne muut di muñ te soo xamee ne lii mooy suñu ennemi nga di ko wax ñu di la xeex di la ree di la buli